jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique comme ñun leen ko diggee woon téere bi nga xam ne Thierno Alassane Sall doonoon ministre te génn ci nguuru Macky Sall génne na ko ñu dëppee ko le protocole de l'Élysée am ay ponk yu bari wax na ko ci ay ñaawteef yoo xam ne gis nañ ko ci alalu réew mi niñ ko luubalee waaye tontu bi nga xam ne jox nañ ko ci moo di rek dañ ko bëgg a wéer ci wàllu secret d'état ñu namm ñun génne ay ponk ci téere boobu leeralal leen ko ba ngeen xam lu xew ca booba di ngeen mën a xam ndax lii secret d'état la am du secret d'état wala ñaawteef la scandale financier la ci yeru alalu askan wi te duñ ko leeral benn yoon moo tax tey dañuy ñëw jukki ci benn poñ mu jëm ci wàllu ARTP fàttaliku leen Thierno Alassane Sall poste bu mu njëkk a occupé mooy directeur ARTP Thierno Alassane Sall mi ngi fàttali ci téereem ne Macky Sall ba mu jotee ci nguur gi am na ay décret yu bari daf ko annulé parce que dafa jàppoon ne décret yooyu ay marché la yoo xam ne amul benn intérêt public wala alalu réew mi la ñuy sàcc ci décret yooyu fàttaliku leen appel entrant yi ci la bokkoon contrôle des passagers à l'aéroport ci la bokkoon muy Sécuriport waaye Thierno Alassane Sall nee na am na nag ñaari contrat yoo xam ne moo jëm ci wàllu exploitation hydrocarbure Macky Sall da ko dëxëñoon ci suuf muy laaj lu tax Macky ba muy annuler ay décret boolewu ci yooyu waaye loolu dinañ ko xami ca kanam li am solo moo di Thierno Alassane Sall nee na dafa tiit jaaxle ba mu ñëwee doon directeur bu ARTP ndax ARTP dafa amoon benn immeuble boo xam ne mi ngi nekk ci rue Amadou Assane Ndoye angle rue Saint-Michel waaye ARTP mi ngi luye woon ci VDN bi ay locaux yoo xam ne daanaka agent yépp ñu ngi woon ci locaux yooyu la ci VDN bi ARTP wëlbatiku tamit génn ci alal lu toll ci 8 milliards 200 pour tabax ñaari immeuble am na immeuble ci rue Amadou Assane Ndoye angle rue Saint-Michel teewul ARTP luye ci VDN bi teewul ARTP génn lu toll ci 8 milliards 200 pour tabaxlu ñaari immeuble den ci dikk te li ko gën a jaaxal Thierno Alassane Sall mooy nettali ba tey jii nee na immeuble bi nga xam ne mi ngi nekk ci rue Amadou Assane Ndoye amoon parking souterrain nekk ci 6 niveaux ay agent yu kuréel bii di MTL ñoom ñoo fa nekkoon MTL ca booba ku ko doon diriger mi ngi tudd Moustapha Yacine Gueye mooy société bi nga xam ne moo waroon toppatoo lu jëm ci appel entrant yi te Maître Abdoulaye Wade bindoon ko ne dafa am trafic bu ci am kon day am société boo xam ne mooy saytu lu ñu mel Thierno Alassane Sall ba tey jii di wax ne li ko jaaxal mooy MTL amul benn expérience bu leer bu wér ci wàllu contrôle ci trafic bu ñu mel rax ci dolli société boobu di MTL joxuwul benn 15 état bu Sénégal waaye teewul am na autorisation opération ak cahier de charge bu leer boo xam ne moo koy may mu def li muy def nekk véritable opérateur Thierno Alassane Sall di wax ne lu ko jaaxal MTL mi ngi exploité benn centre boo xam ne mi ngi nekk ci immeuble ARTP nee na moom ba mu solee dàllam di visiter mi ngi fa dajeeg secrétaire général bu MTL ba mu ko fa fekkee kooku di ko làkk ay daadaa mënu ko wax lenn lu wér ci liggéey boo xam ne am na ci diggante nguurug Sénégal ak MTL nee na bëtam may ko timit mu gis matériel boo xam ne daanaka Dakar Matin du matérielul dara tekkiwul dara ci li MTL wax ne moom lay liggéey pour nguurug Sénégal plus grave nee na moom ba mu ñëwee ci biir ARTP di laaj directeur yi ak chef de département yi kenn mënu koo wax ju leer ci contrat bi dox ci diggante MTL ak ARTP ay daadaa lañ ko doon làkk nee na document bu wér sax gisu ko ci nee na ba mu leen sonalee ba sonal
lañ ko génnal ñaar wala ñetti këyit yoo xam ne kenn xamul luñ ci bind ci contrat boobule. lu gën a doyti waar nee na bëtam may ko muy lijjanti ba gis ne am na ñaari avenant yoo xam ne ci benn semaine rek jox nañ ci ay koppar lu toll ci 3 milliards 700 MTL nee na muy lijjanti ci biir ARTP ba mu gis kenn koo xam ne moo doon ñëw ci bureau di régler yenn problème yi ci wàllu machine xelam may ko mu waxtaan ak kooku na ko yow xam naa ku la topp di nga mën a leeral mbiru MTL ak ARTP kooku na ko dëgg la juróom benn nit lañ jëloon ñuy 6 points focaux waaye ñooñu dañ leen santoon ne nañ na miig buñ wax dara lu jëm ci contrat bi ñoom ñoo monté centre bi nga xam ne mi ngi nekk ci immeuble ARTP fële ci rue Amadou Assane Ndoye consigne lañ leen joxoon MTL recruter ay agent ARTP di leen fay xaalis ñooñu ci suuf di liggéeyal waa MTL mu ne ci loolu moom Thierno Alassane Sall la doog a xam ne ndekete yoo matériel bi ñu doon wax te mu nekk ci immeuble Assane Ndoye Global Voice Group moo ko fa defoon di réclamer 14 milliards état bu Sénégal nee na moom nag ba mu gisee loolu yëpp mu interpeller waa MTL pour laaj leen ndax respecté nañ article 2 ci contrat bi boo xam ne day prouver conçu, intégré, fourni et mis en place un système de contrôle des appels entrants loolu lañ bindoon ci kayit gi mu interpeller waa MTL na leen kaay leen ngeen wax ma ndax article 2 bi nekk ci contrat bi respecté ngeen ko wala respecté wu leen comme film ñooñu di layaam mënuñu prouver lenn luy wéral ne contrat bi ñu xaatin contrat bu jaar yoon la nee na ma jël huissier constaté inventaire matériel bi nga xam ne moo nekk ca immeuble bi nga xam ne sax ARTP ko moom waaye MTL dafa nguufaanu toog teg fa ay bagage am mu ne ci loolu coow jib ay équipe bu MTL bañ ne huissier bi du dugg ci immeuble boo xam ne ARTP moo ko moom mu ne DG bu MTL di Moustapha Yacine Gueye 11 mai 2012 bind ko lettre di protester ne dañoo louer immeuble boobu ARTP Thierno Alassane Sall nee na ma lujjatu ba xool ci loolu ñu ne dañoo louer AI te amul caution amul charge locative fay ñu pikini maanaam dara du ci dëgg ci lañu wax ci loolu la Thierno Alassane Sall nee na jël dogal def immeuble sous surveillance pour bañ ñu livrer fa benn matériel mu ne loolu lan lay firndeel mu ne entreprise sàccum xaalis bu rëy la ñu tegoon ci li nga xam ne moo di traque contre la fraude sur les appels entrants sàccum xaalis la woon mu ne li ma ci gën a jaaxal mu ne 3 semaines liggéeyu ko sax dafa signé contrat rek le 6 janvier 2012 ñu viréel ko ci comptam 1 milliard 400 gars yi lii film la te nag ci yoon liggéeyul lu war a mën a tax ñu fay ko ndaxte moom bu jàppoon ci fraude bi ci loolu la ñuy jël ci koppar fay ko waaye dafa signé contrat bi ñu teg ci daanaka benn semaine rek ñu viréel ko 1 milliard 400 Thierno Alassane Sall ne kon nag mbir yi buñ ko xoolee bu baax a baax ay mafia la groupe personne boo xam ne dañoo toogoon ngir caax-caaxee xaalis sàcc xaalis ci anam boo xam ne fuñ ko sukkandiku dara ci dëgg waaye li ci kanama dàq li ci gën a doyati waar nee na xaalis bi nga xam ne moom lañ waroon fayee MTL mi ngi war a jóge ci ñoom bu ñu jàppee fraude beeg lépp ñu jël ci xaalis boobu fay leen defuñu noonu dañoo jël ci kopparu ARTP jox waa MTL nee na li ko gën a jaaxal nee na rémunération bu njëkk bi dañ doon wax 39,9% ñu xëy suba ci contrat boobu yokkaat ci 42,9% sans motif maanaam war a mën a gën a yokk koppar yu ñu jox MTL te ne boo xaymaa matériel bi nga xam ne ni nga ko stocké ci immeuble Assane Ndoye dépassé wul 500 millions Thierno Alassane Sall ba tey jii mooy nettali de nee na muy Global Voice Group muy MTL ñoom ñëpp kenn connecté wul
ci réseau opérateur yi nekk Sénégal maanaam Tigo Orange ak Expresso ndax opérateur yi dañoo bañoon ci jamono jooju léegi xam nga nuñ den def dañ doon sukkandiku ci déclaration yi nga xam ne opérateur yi dañ koy def ARTP pour def seeni facture te ci deal boobu Dakar Matin nee na daanaka bu continuer woon chaque weer mën nañoo encaisser lu toll ci 2 milliards de francs CFA nee na caxatee xaalis boobu dem na ci sax ba ay cabinet avocat laal nañ ci lu toll 200 millions ba président Macky Sall ñëwee le 10 mai mu annulé décret boobu sur les appels entrants le 16 mai nee na mu yëgal ko DG bu MTL le 22 mai moom Thierno Alassane Sall mu jël disposition yépp ak agent judiciaire de l'État ngir yóbbu mbir mi ci yoon le 29 mai mu bindu courrier DG bu MTL mi nga xam ne mi ngi nekkoon fayul benn location ci immeuble ARTP nee na le même jour boobule avocat ARTP yi bind benn plainte contre X def ci 4 chefs d'accusation détournement de deniers publics complicité de détournement de deniers publics escroquerie portant sur les deniers publics complicité d'escroquerie portant sur les deniers publics muy ñeenti chef d'accusation fii nag gars yi damaa bëgg ngeen déglu bu baax a baax nee na ñeenti semaine lañ ci teg ancien DG di Ndongo Diaw ARTP ak ñaari comptable ARTP ak DG bu MTL Moustapha Yacine Gueye ñu woo leen ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane téye leen fa garde à vue de plus de 96 heures maanaam lu ëpp sax ñetti fan nee na moom Thierno Alassane Sall ñi ngi ko déglu comme témoin le 1er juin 2012 foofu nag la jommee moom Thierno Alassane Sall nee na si suba si yëpp ñu ngi ko déglu comme témoin ngoon si mu jël avion war a dem ci benn ndaje mu war a am Dubaï nee na mu gestu gis ci même avion bi DG bu MTL bi nga xam ne ma ngi ko bàyyi woon te section de recherche bu gendarmerie di Moustapha Yacine Gueye ñu koy déglu nee na ma jommi DG boobu ak lu xóor yu mu def yëpp ñu woo ma def sama témoignage ba noppi ngoon ci may jël avion di dem Dubaï bokk ak moom avion bi mu doon sama voisin nee na ci loolu laa informé ay avocat wu ARTP ne leen wax leen ma lii nan la mën a nekkee Thierno Alassane Sall nee na ma ñibbisi dégg ne DG MTL dañ ko libéré sous caution ci médiation pénale nee na ma jommi waaru woo avocat yu ARTP yi ne leen lii ma yëg naka la demee avocat yi ne ko Thierno ñun yëguñu tinuñu benn médiation pénale Thierno Alassane Sall na foofu nag laa jaaxlee man may laajte ñu ne ma Moustapha Yacine Gueye dafa cautionné benn chèque 1 milliard Dakar Matin moo tax ñu bàyyi ko ndekete yoo 1 milliard yooyu mu cautionné comme chèque dara nekkul ci compte yi dara chèque en bois la joxe maanaam kon gars yi réglé nañ problème bi ci beneen anam Moustapha Yacine Gueye joxewul dërëm chèque la joxe 1 milliard boo xam ne dara amu ci compte yi mu ne ma woo avocat wu ARTP yi ñooñu bind bataaxal ma yónnee ko procureur ne ko procureur dama bëgg a xam ndax wér na ne 1 milliard yi nga xam ne moom la ñu wax ne Moustapha Yacine Gueye joxe na ko lu am la am déet nee na procureur tontu ma ne laaj ko DG bu caisse de dépôt et consignation pour xam ndax loolu wér na am déet Thierno Alassane Sall nee na ma wëlbatiku dem ci DG bu caisse de dépôt et consignation laaj ko ne ko est-ce que Moustapha Yacine Gueye MTL chèque bu mu joxe koppar yi dugg na ci caisse de dépôt et consignation am déet kooku laaj leen ma lan la ko wax daf na ko laajal procureur maanaam daal kum laaj rek kooku ne ko dama laaj keneen kum laaj mu ne dama laaj keneen maanaam chèque boobu dara amu ci gouvernance sobre et vertueuse Thierno Alassane Sall nee na bés boobu nag laa xam ne njublang mi ngi doog a tàmbali ci biir nguurug Macky Sall nee na ñaari agent ARTP yi ñu bàyyi leen ñoom tamit ci libération conditionnelle
mennum Ndongo Diaw lañu jàppoon te boo gëstoo ba gëstu lu tax sax ñu téewoon ko ci biir kaso bi parce que enquêteurs yi dañoo gisoon na am na ay échange mail yoo xam ne def na ko ci diggante ay nit ñoo xam ne ñi ngi nekkoon ci cabinet président Abdoulaye Wade te jamono yooyu nguurug Macky Sall bëgg sëkkatal ñooñu moo tax ñu téewoon Ndongo Diaw ci biir kaso bi ngir mën a jël ay information ci moom Thierno Alassane Sall ne li ko jaaxal ci dossier boobule ARTP moom mooy plaignante bi maanaam moom ci boppam moo tàmbali lépp lu jëm ci procédure judiciaire ci mbir mi ay avocat ARTP ñoo def liggéey bi yépp ci njeexital li ñu nangu lépp ci loxom régler problème bi ci anam boo xam ne war nañoo mën a laaj lu tax Moustapha Yacine Gueye ñu libéré ko lu tax xaalis bu ñu versé ci ay comptam état bi li ñu tuwu ko ba jëlaat ko kon ñoom lañ den woote ci gouvernance sobre et vertueuse ndëng bu rëy moo ci feeñ ci dossier bii nga xam ne moo dox ci diggante ARTP Global Voice Group ak MTL Moustapha Yacine Gueye lu tax ñu libéré ko nag ak ku santaane ñu libéré ko nag ak alal ji fu mu dugg nag ñoom ñoo ko xam may laaj dong est-ce que wax lu ñu mel secret d'état la wala wax scandale judiciaire scandale financier la ci beneen chronique nag dinañ ñëw ci immeuble yi nga xam ne waroon nañ ko tabax ci ARTP te timit waa ARTP porté woon ci plainte di leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique ci livre Thierno Alassane Sall bi inshallah seen site dakarmatin.com